comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iway wer gi yaram ne leen wer. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs auditeurs Asfiyahi radio télévision. man la El Badou ñi ngi ma dellu si waat ci dimanche jile di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla yiw di leen ñaanal yàlla sutura di ñaan yàlla ñëpp yàlla ñu ko yàlla boole defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax alhamdulilah rabil alamin fi lañ toogoon dimanche ji passé ñu ñaan yàlla fekkee dimanche yàlla may ñu ko ñuy wax alhamdulilah rabil alamin di ziar bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour suñu papa suñu sëriñ di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal ko fii bu ñu ko ñaanalee ñaanal lañ bépp kilifa diine bu mu bokkal ngànk diine gi ci réew mi le ñaari ati yàlla ñuy dund ak coronavirus mu fekkoon fii ak ay xeeti jàngoro yu ñu doon xeexal di jàmmarloo ak ñoom yenn yi ci jàngoro yooyu le di def njeexital ci xolu doomu aadama bokk na ci ñu gën ci ràññee bi ñu naan l'hypertension artérielle muy HTA bokk na ci yooyu jàngoro ñu doon jàmmaar lool bi ñuy tuddee itam diabète bokk na ci cholestérol bu yéeg coronavirus moomu lay dikk yokku cere dolli ñeex attaqué xëtër yi di def ay yàqu-yàqu yoo xam ne kenn xamul nuñ ko mën a natte misaal boo ko doon joxe jóge na ci xëtër yi comme ni ma ko expliqué yéeg ca xol ba def ci ay yàqu-yàqu waaye tamit def indi beneen jàngoro bu ñuy tuddee maladie thromboembolique yemu ca mu wër ñu nag ak stress def ci ñun tiit def ci ñun ragal réeral ñu réer gu ñu xamul fu ñuy feeñee ñu amee njàqare ku ne di wax mën naa leen def leen ndànk nag corona dafay suul ndaanaan bëri nañu wax ca mujjantal ga ñu weddi seeni kàddu mu mel ni nag tenue ak retenue baax na ci pandémie à coronavirus bi ñu nekk tey nag ma indil leen koo xam ne ba yëf yi door rek léegi weesuwul respecter les mesures barrières portez votre masque dolli na ci xanaa respectez vos rendez-vous et allez vous faire vacciner koo xam ni bu médecine tey doon nit ma ne moom mooy xol ba ñu ràññee ko ci mbaax ràññee ko ci dimbali ay malaatam di leen taxaw ñu koy wax docteur Oumou Deme Kébé Ba. docteur Oumou Deme Kébé di cardiologue ginnaaw bu mu tàmbalee ci wàllu primaire moom Oumou Deme Kébé madame Ba nekk ku mënoon kër lool ndax xel mu neex macha allah jaarit foofu la ca lycée Malick Sy fa mu amee bagam ci wàllu scientifique mi ko tax a sax dugg ca faculté de médecine ginnaaw bi muy spécialisé wu ci wàllu cardiologie moom soxna Oumou Deme Kébé nekk boroomi diplôme DU ci wàllu cardiopathie congénitale waaye tamit ci yoonam jot naa am DU de cardio-oncologie ca université bu Paris la Sorbonne waaye tamit DU Eco Bordeaux daal di jeexal li nga xamante ne moo di wàllum tàggatoom ci wàllu intelligence de soi et typologie jën ngeen ci wàllu personnalité jamono ji mu nekk kuy suivre ay modulam wàllu CNV xarañ lool macha allah ci wàllum pàcc yàlla may ko si soxna Sile di docteur Oumou Deme Kébé cardiologue am jaar-jaar bu am solo yaatu lool ci wàllum gëstu waaye tamit yaatu lool ci wàllu jëflante ginnaaw sincérité am ak dëggu gi nga xamante ne am na ko ci wàllu xaritoo ndax bañ ku ko yab moom docteur Oumou Deme Kébé nekk kuy jëfee ngir jàppandal doomu aadama yi xam li feebar mën na saxale nekk nu doomu aadama tax mu yëkkati léppam ci dooleem ngir dimbalee ko askan wi ci wàllu faju ba wér
loolu sax waral muy amal ay consultation médicale gratuite ca soxna yi nga xamante ne ñoom la caabi faree ginnaaw ak gone yeeg njaboot yi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Docteur Oumou Deme Kébé cardiologue la El Badou Gning dalal di ci seen émission Ashifa. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? docteur maa ngi lay dalal ci sa kër. jërëjëf ñoo ngi delloo di la ziar di la nuyu di la jaajëfal ci invitation bi ak honneur bi ñu def ci choix bi ci spécialité cardiologie bi macha allah di gërëm mbokk auditeurs yépp ak ñi recevoir seen salon yi seeni kër yi ci seeni portable ak seeni télévision di ñaanal boroom kër gi di ñaanal kilifa diine yi comme ni nga ko waxee macha allah di kontaan si teew fi tamit macha allah. mais yow boo ñaanalee borom kër gi ñaanal nga sa bopp ndax yéen a bokk maam pour ceux qui ne comprendront certainement pas Oumou lu tax ma ne ko bienvenue chez toi c'est parce que Asfiyahi c'est vraiment bien chez elle ndax ku nekk xam na ni góor gi Khalifa Kébé de Thiès moom ci kër Seydi Hadji Malick la bokk te Asfiyahi mooy kër Seydi Hadji Malick Sy. docteur Corona fekku ñuy xeex yenn tawat mu dikk dolli ñeex ak cere tere malade yi dem hôpital manqué rendez-vous malade ban njeexital la mën a def ci malade bi. waaw jërëjëf El Badou ñu ngi wax ci turu profession bi ñu nekk di cardiologie. di wax ni corona li nga wax dëgg la. dafa fekk ñuy jàmbat mu dolli cere dolli ñeex. parce que tout simplement dañu nekkoon ci benn genre transition épidémiologique boo xam ne dafa bëggoon ñu jógee maladie infectieuse yi wàññeeku woon bu baax ndax xeex bu am solo bi ñu ci doon xeex dem maladie chronique non transmissible bëgg ñoo faagaagal bëgg ñoo sonal corona nag moom ñëw yor kanam boo xam ne maanaam paaka ñaari boor la maladie à double fléau aussi bien infectieuse aiguë ba pare sonal ñi nga xam ne ñoo am maladie non transmissible yi donc moom dafa taxawaayam daal dafa ngunu ngaana doy na waar li ci des mooy li ngay wax malade yi nga xam ne dañoo raté rendez-vous ak ñi nga xam ne duñu ñëw di seet seen bopp xëy dafa nga introduire dinaa dafa wuyu ndaxte loolu daanaka danger la parce que boo xoolee bu yàggul rek SOSECAR société sénégalaise de cardiologie def na benn liggéey bu am solo ak COUS di wane ni boo jëlee téeméer yu dee 52% yi maladie cardiovasculaire lañ amee woon 48% yi lañ séddalee de façon maladie yi am ci àdduna bi yëpp kon loolu ëpp na dayoo ndaxte ñaar nit yoo jël kenn ki ñaar nit ñi dese yoo jël kenn ki problème cardiovasculaire moo ko rey hypertension artérielle am ci 32% AVC presque am ci 5% yeneen ak yeneen bokk la ci des kon loolu am na solo da ngay xool rek yaa ngi daw coronavirus far beneen jàngoro rey la waaw bu fekkoon jàngoro boobu tamit nekk sa biir yaram te kenn contrôlé wu ko en général kenn contrôlé voilà mais est-ce que tamit pexe amoon na ñu ni ko amee comorbidité maanaam yenn xeetu jàngoro yi kooku corona du la baal xam nga ku mel ni man kon day foog mu daw hôpital yi waaw dëgg la comorbidité yi moom am na sax luñ ci wax ñu ne waaw ku am comorbidité corona du la baal mais dama bëgg toujours ñuy leeral te comorbidité yooyu du lenn lu ñi nga xam ne am nañ ko te contrôlé wuñ ko maanaam sa diabète bu ko amee sa diabète équilibré wu yaa ki nga xam ni amu leen ko yéen a yem ci coronavirus soo amee sa tension artérielle di jël say garab correctement tension bi équilibré wu yaa ki nga amul yéen a yem par rapport ak coronavirus soo amee sa maladie cardiaque di ko suivre ba mu décompensé wul yaa ngi ñeneen ñi yéen a yem moo tax loolu moo waral contrôle bi am ci solo maintenant nag si biir contrôle boobu effectivement au début de la maladie aussi bien la société française de cardiologie ak ñun ñi ñëpp dañu waxoon ni malade yi nañ wàññi jaabante bi parce que xamuñu woon amuñu woon assez de recul ndax dañu doon bañ saafara bu jur jàngoro tout à fait mais ca njalbeen ga ca ginnaaw ga nag ba nga xamee lu bëri leer na ci lañ xam ni maladie mën nañ ko ne seen rendez-vous correctement parce que en général da doon rendez-vous sax yu jege rendez-vous 3 mois 4 mois ba 6 mois ñuy contrôler
ba pare di yeesal seeni garab surtout. ok di yeesal seeni garab. mais quelles sont les personnes particulièrement vulnérables. waaw personnes vulnérables yi nag si Covid bi par rapport à maladie cardiovasculaire. moom daanaka leer na nañ sa introduction sax. dawal nga ko si. ñi nga xam dañoo am tension. am diabète. am yaram. ñi nga xam dañoo am embonpoint. ak ñi xam dañoo obèse. nekk en surpoids obésité 1 2 ba 3 ak morbide bi. yëpp si lañ bokk. ñi nga xam dañoo am facteur de risque cardiovasculaire yi mel ni maladie vasculaire yi. ñi nga xam dañoo am ay problème thromboembolique d'abord c'est am na ñoo xam ni c'est familial am na ñoo xam ne dañoo am ay maladies yoo xamante ni seen deret day gaaw a woy. ñoo ñëpp ay personnes à risque lañu. maanaam ñoom ñoo gën a am. gaaw a am. Covid bi. wala en fait pas gaaw am Covid bi mais ba ñu amee Covid bi. ñoom ñoo gën a gaaw am complications yi que ñi nga xam ne dara jotu leen. ok ñi amee maladie cardiovasculaire. Sont-ils plus vulnérables les uns que les autres? waaw si biir maladie cardiovasculaire yi. vulnérabilité bi mi ngi dépendre rek sa suivi ak sa contrôle. maanaam ki nga xam ne dafa foog garab discipliné. am hygiène de vie. def activité physique régulière di lekk correctement. kooku mënul yem ak ki nga xam ne daa maladie cardiovasculaire ba pare ne yaa ci benn place di wax ma ne sama garab jeex na waaye damaa ragal dem hôpital. te li ma lay wax nii dama koy dund démb rek si mujj bëri na. ñëw tànk yi néew yi. ba kanam gi yépp néew yi. lu tax ñëwoo mun damaa ragaloon na ñëw hôpital. man ko waaye au moins renouveler sa garab mu ne waa loolu moom loolu moom ci man la desoon xam nga loolu garaaw na. ba pare boole ko lu ñu ñàkku. voilà ñooñu c'est des personnes très très exposées. c'est ñoom réanimation ñoom ñoo fay nekk daanaka. mais quelles sont les complications cardiovasculaires de la Covid-19? waaw complication cardiovasculaire Covid-19 nag moom bu ñu ci duggee. dañuy duggaale si li nga xam ne noonu la Covid-19 def si xol ba pare. après complication day génn. parce que Covid bu duggee si yaram. maanaam dafa am récepteur ko gàttandu. récepteur boobu la ñuy wax récepteur ACE2. moom la ñu individualisé. récepteur boobu di ko gàttandu nag ci poumon yi la ëppee. moo tax mu nekk syndrome de détresse respiratoire aiguë. comme si poumon yi la ëppee. foofu la virus bi di njëkk a dem. mais même récepteurs yi ñu ngi ci myocarde bi. maanaam ci muscle xol bi am na récepteurs yooyu. te récepteurs yooyu virus bi tamit daf fay dem. d'accord donc su fa demee moom aussi fixé wu. am na effet direct am na effet indirect. effet direct ci xol bi gis nañ ni am na ay myocardite. maanaam virus bi day attaqué directement yàpp xol bi. gis nañ tamit effet. direct yi nga xamante nii day woyal deret bi ndax dafa saay-saay non seulement day woyal deret bi mais day fekk lay woyal deret bi lu war a wàyyil deret bi mu inhibé ko day am perturbation fibrinolyse am coagulation intravasculaire disséminée ñaar yooyu boo ko boolee doñ ju day daal di gaaw am doñ yooyu bu amee ci yoonu artère yu mag yi jëm ci xol bi ak poumon yi da ngay am problème boo ko amee si yoonu am na ay cellules yu sew yoo xam ne mooy dundal xol bi artère coronaire lañ leen di wax bu fa woyee tamit day indi crise cardiaque donc loolu ay effet direct la effet indirect loolu ku xalaat sax génne ko sa bopp bien sûr imaginer koo xam ne dangay fat oxygène bi ñëwul sa poumon yi te poumon bi moo war a emprunté waat si veine pulmonaire yi jox xol bi léegi oxygène boobu bu ñëwul naka la xol bi dundee moom si boppam du mën a dund day am zone ischémie loolu effet indirect la tu vois manque d'oxygène boobu day indi li ñuy wax tamit en même temps wayaayu deret day perturbé wu ba pare fréquence cardiaque bi day augmenté wu charge xol bi day yokk parce que xol bi day jàpp ni moom dafa intelligent day jàpp ni moom instant li muy def doyul war na koo yokk imaginer loolu yëpp la survenir ci terrain boo xam ne xol bi déjà dafa amoon trouble du rythme maanaam dafa doon daw bu tagatémbe wala mu feebaroon ba pare xam nga musiba da daal di am effet complication Covid yaa ngi noonu waaw en tant que personne vulnérable dama tension dama diabète dama cardiaque sama yaram dafa bëri comme ni ñu ko waxee nu ma mën a def pour mucc ci infection yi waaw personne vulnérable nag soo ko xasee ba tudd ku vulnérable mooy maanaam koo xamante daal yow yaa gën a mën a am na olof du mu koy waxee du mu koy fàtte maa gën a exposé wu waaw yaa gën a exposé wu maanaam voilà mi ngi mel ni ñu naan la yooyu njërim nga daal ci mbir mi bokkut ak nga xam ne daa am ndey ak baay kooku nag dafa war a fàggandiku fagaru foo ko fekk dafa war a takk maskam dafa war di raxas ay loxo ba mu set dafa war a wàññi xew yi mënoo tere xew am sa koñ parce que yow décidé woo ko mais mën ngaa fexe bu xew ma amee doo ca dem dégg nga boo yóbbante ndawtal nga def ko Orange Money wala Wave toog sa kër du la tere dox sa relation sociale koo woo téléphone wax ak moom mu kontaan yow da ngaa vulnérable yemoo ñeneen ñi
li ci des mooy nga dem vacciné wu ji. surtout parce que vaccination bi waree na ni. téeméer yoo jël ñu vacciné wu. ñi nga xamante ni ñooy dugg cas grave. téeméer malade yoo xam ne ñoo dugg cas grave ñi nga xam ne ñoo vacciné wul 10 ba 20% gis la 80% yëpp ñoom vacciné wu nañu. alhamdulilah donc loolu. bu ñu amagul assez de recul pour wax ne vaccin yi baax na baaxul yàlla rek moo xam. bu ñu amagul assez de recul pour wax lu muy jëriñ yàlla rek xam mais pour l'instant lii ñu am. comme ci lañ am nañ ko nga ba mu dëgër téye ko. te moytu dem vacciné wu ji. waaw magnifique coronavirus ku ne xam na ni du baal ay xëtër. est-il dangereux pour le cœur. waaw. c'est dangereux pour le cœur. parce que boo nee la El Badou téeméer bu dee. 52% yi maladie cardiovasculaire lañu amoon. loolu war na am lu mu junj ci yow. oui bien sûr que xol bi. surtout xol bu wérul. xol bu wér sax. léeg-léeg day def myocardite post-viral maanaam day feebar boo xam ni virus bi direct moo koy waral. yooyu ñu ngi koy am ci ñi nga xam ne dañoo jotoon décédé Chine. ñu autopsie leen. Wuhan fa la virus bi njëkkee. bi ñu leen autopsie ci lañ gis ni ñoom kat ndekete myocardite boobu la ñu am. mais xam nga ñun ñii pour ñu def diagnostic myocardite foog ñu def IRM cardiaque. bien sûr IRM cardiaque yombul. di nga jël rendez-vous fay au moins 200 ba 250 000. di nga def biopsie myocardique. ku wérul nga koy defal biopsie xam nga loolu c'est pas trop recommandé. donc loolu yëpp nag day am directement c'est danger pour le cœur. facteur yi nga xam ne nutriments yi nga xam ne moom moo yokk ci xol bi en tant que tel ba pare xol bi war a yokk surcharge de travail am sidit yoo xamante nii ndax coronavirus ni muy def réaction inflammatoire la ak décharge cytokine boo xam ne day mel ni volcan buy sànni ay larves sànni ko ci ay sidit yoo xam ne sidit yooyu dañoo amoon ay plaques athérome graisse gaa ngi fa woon ak cholestérol ba mu sànni ko larve buy domb détaché wàll la ci am mu def donju wéyal ci yoonu deret bi ak sidit bi mu def ay embolie pulmonaire ak mort subite kooku bu ñu nee dangereux wul tamit bu ko ñemee da ngaa amul jom wallaay yàlla xam na ko waaw corona noog noonu lay def sa yaram amul leneen man nag docteur coronavirus sonalu ma ni ma stress sonale man stress moo ma sonal stress lan nga daan yëg yow boo xamee ni boo xalaatee sa patient yi nekk ci kër yi mu wóor la ni bëgg nañu ñëw hôpital bëgg nañu ñëw faju si mais ñimewuñ sont stressés vraiment lan nga daan yëg yow sa bopp. waaw di nga yëg empathie. maanaam ñeewant. di nga yëg tristesse. di ngay aussi incapacité. maanaam di nga sentir ni yow tey. boo sañoon bëgg nga may mënul. voilà soppali ko benn picc. dem ci ñoom def tàgg naaw kër gu ne. nga dem fa dégg ko ci noppam. ba xelam dal. mu mën a ñëw faju def contrôle am. parce que nag ñàkk a ñëw gi tamit la muy jur moo ëpp togga. doon nga waxante ak ñoom ci téléphone ak ñoom seen yooyu. waaw loolu ba tey dañ koy def sax macha allah ba tey dañ koy def moom nee naa leen léegi ma commencé fayee ko. mais quelle est la nature du discours anxiogène dans la genèse du stress au cours de la pandémie ak coronavirus. waaw nature du discours anxiogène c'est polyvalent. c'est une nature polyvalente. maanaam malade yi. nekk nañ ñoo xam ne effectivement dañoo stressé xam nga stress bi li ko gën a waral mooy ñàkk a xam fu ñu jëm. ak kañ lay jeex. ak virus bi mooy lan la def seen yaram exactement. ba pare anxiété bi tamit entourage bi dañ ko gën a entretenir. El Badou dañu nekk société boo xam ne dafa naqaree maîtriser. day soo xam ne takk masque. toog këram ñëwul xew ñu fekk fa. xas ko ba mu ràpp. ni ko feebar bi amul. yow yaay def sa xel lii yow yaay fay nar a indi feebar bi sax yaa ñu ngar lu ñaaw. mu dem ba dindi ko. am na malade yoo xam ne dañu ma carrément docteur pour ñu vacciner wu ñoo làqatu dem vacciner wu ji. ndax dañu leen carrément looy ñàkk yi baaxul di ko ñàkku da ngay dee wax leen wax yoo xamante ni nii. te gis nga population seen discours fu mu egg pour yàq. fa yow la egg du man eggu fa. ñu suñ discours defar eggu fa de. te pare cerveau dafa liggéey noo xam ne luy yàq la gën a capté ko luy defar. moo tax ñu am problème. moo tax population bi am problème société bi am problème. ok waaw lan mooy stress ak ban rôle lay jouer pour la survie de l'être humain lépp bonul xanaa stress. waaw stress nag moom dafa nekk loo xam ne dafa polyvalent. maanaam dafa stress dafa bëri ay pàcc yoo xamante ni moom lay laal. ok buñ nee stress ci wàllu xol bi nga xam ne man moom laa xaw a am tuuti jàngat. stress buy ñëw ci nit stress dafa am pour la survie. stress dafa baax ci nit. su ma ko waxee xam naa dañ reetaan. ok maanaam son utilité à court terme. voilà maanaam stress dafa am aigu am chronique. ok gis nga stress du leen lu dul réaction la physiologique wax ma la physiopathologique de physiologique. ok de l'organisme face à un danger maanaam tey
suñ toogoon fii maa ngi yow Asfiyahi di wax ñu jékki-jékki benn jaan tëll fii Badou Usain Bolt ngay nekk di nga daw boo xam ni su daw bi jeexee ba nga génn danger bi ngay sëgg xëxët xool li nga daw ni man lii fan laa ko mëne loolooy stress rôlam stress da lay def nga def réaction de fuite combat maanaam tey su gaynde ñëwee sama kanam wala xet bu fumé bu kii xeeñ ma wala ma ngi dégg ay tuytu yu bal réaction boobu may def moom la stress bi di ma ko permettre sama fréquence cardiaque dina yokk sama adrénaline moo koy yokk par le système sympathique neurosympathique sama réserve bi naa ko mobiliser brusquement sama xol dina yokk capacité de travail am ma faire face à li nga xam ne moom la yaakaar ni moom daf may gaañ moo xam bien sur le plan nature moo xam dans les émotions moo xam aussi dans la vie professionnelle ku ko wedd laaj étudiant médecine yi nga xam ne ñoom ñooy def révision 10 jours de révision ba du man 10 jours dama daan dem amical fac médecine photocopie loo xam ne toog naa 6 mois jàng ma ko te dama koy jàng loolu stress moo ma ko may oui bien sûr mais su continuer day dem ba day délétère ok foofu la nocivé quoi foofu la duggee phase chronique du stress sur le long terme voilà ndax foofu nag nekkatuñu parce que c'est 3 phases la am phase aiguë mooy réaction fuite combat ma lay wax am phase intermédiaire am phase bi nga xam ne mooy résistance am phase bi nga xam ne mooy chronique mooy phase dépressive foofu nag baaxul foofu moom da ngay dugg dépression anxiété bu boobaa ñoom Lukaar ak ñoom Daba ñoom lay faj disciple ay professeur ay desilaay ci ñoom nga jëm waaw bari na fi nag macha allah mais naka lees mën a évaluer le niveau de stress am na ay ñoo xam ne ay spécialistes lañ du stress en général c'est les qu'on appelle les psy les psychiatres les psychologues ñoom mën nañ ko évaluer mais aussi ki nga xam ne dafa nekk sa kanam mais stress du loo xam ne c'est abstrait en Badou y a du cortisol qui est sécrété dans le sang dans la phase chronique parce que bu boobaa dootul nekk rek adrénaline système sympathique directement sur le cœur bi def réaction non y a l'axe hypothalamo-hypophysaire benn glande bu nekk ci cerveau bi day daal di stimuler li ñu naan glande surrénale surrénale boobu day sécréter cortisol cortisol boobu nag la muy def ci nit maanaam sa muscle squelettique yëpp dinañ ko mobiliser dina mobiliser li nga xam ni mooy cholestérol bu bon bi nekkoon ci foie bi dina ko détacher cholestérol bu baax bi sax dina ko jël mu wàññi ko sucre bi dina ko yéegal parce que yaay néoglycogénèse pour te dire gis nga stress li gën a bon encore mooy système immunitaire bi nga xam ne VIH da koy déciber stress même chose lay def day jël sa soldat yaram yi nga xam ne bu jàngoro duggoonte mënoo a aar stress da leen jël plaqué leen sur place neen toog leen fii te pourtant yow tu es une personne immunocompétente donc stress lu graaw la surtout bu chronique moom lan la mën a def ci xol waaw stress nag moom li mu mën a def ci xol bari na parce que stress am na effet direct sur le cœur aussi am na effet indirect sur le cœur su ma commencé par exemple ci li nga xam ne dafa indirect tey stress bu ñëwee sa vie sa yaram Badou dootoo nelaw yu baax ku am problème mu nelaw si yàq sa hygiène de vie bien sûr ku nelawul di nga lekk si guddi gi bien sûr bu ta booy lekk doo lekk ay protéines wala ay légumes de ku stressé du lekk ay salade de ku stress glace lay lekk ay sucreries ay bonbons ku stressé da ngay sédentaire dootoo ngay toog benn place dootoo demati fenn dootoo génn ci biir nit ñi loolu yëpp nag c'est des ñu naan benn détérioration hygiène de vie hygiène de vie boobu nag moom moo bon sur le facteur de risque cardiovasculaire bien sûr ba pare li gën a bon mooy toxkat cigarette boo stressé cigarette bi fay mooy taal bi ngay toxaat dañuy tox di teg tox boobu di la délétère ci xol bi xam nga loolu effet indirect stress la effet direct nag moom stress dina indi li ñu naan sidit yi dina indi ay spasme dina serré wu loolu tax muy metti xol voilà léeg-léeg nga stressé mu mel ni benn fii day serré wu docteur man sama fii day metti damay étouffé mais nag du tout le temps lu grave c'est pas fatal souvent mais li gën a bon mooy nga gis médecin ñu déterminer ba fan la ci toll parce que am na feebar boo xam ne dañ koy wax maladie de Takotsubo maanaam stress aigu la bu nga xam ne day jàpp xol maladie stress la bu aigu boo xam ne day jàpp xol comme crise cardiaque teg amul benn différence seulement boo demee coronarographie pour xool artère dañoo sen dañoo wér alors que bu fekkente ni crise cardiaque la boo xam ne sidit dañoo wéradi boo demee coronarographie nga gis ni affaire yi sidit yi tagee alors que bii sidit doo gis dara ventricule gauche bi dafay déformé wu en forme de vase lay def nii nit ki day bëgg a dee crise cardiaque dëggantaan lay am loolu li koy indi mooy stress bu aigu boo xam ne c'est aigu non seulement mais c'est intense ba pare soutenu
ñu tàggale nit boo xam ne dafa jege. wala nga am problème mu professionnel wala nga am problème privé boo xamante ni vraiment mënoo ci dara. loolu mën na ko indi ci jigéen ñi léegi gën a dal nag. kon stress bi loo xam c'est ab stress c'est réel au niveau du cœur. tout à fait y a un syndrome carrément individualisé. mais xanaa loolu moom borom xol bu sonn lay dal borom xol bu fatigué. waaw du tout le temps borom xol bu fatigué lay dal nag. mën na dal koo xam ne xolam dara newu ci woon. oui solide. xol bu solide. boo xam ne daf comme vous et moi dafa wéroon. mais ñi ma gën a sonal xëy na ñooñ la ñi nga xam ne seen xol amoon na dara parce que tu sais ñun lan moo ñu gën a pays sous-développé lan moo gën a sonn métti ci ñun. mooy duñu xam la moo nekk suñu xol. oui man maa ngi toog fii di wax mais sama xol xaw ma la moo si nekk. mais je suis tenté de te poser une question. quels sont les signes d'un cœur fatigué. xol bu sonn lu muy def parce que man li may sentir. waaw xol bu sonn xam nga sonn dafa kii dafa xaw a vaste. ok boo dee sonn rek cardiologue bi day xalaat insuffisance cardiaque moo xol bu doyadi. xol bu doyadi waaw ndax xol bu sonn mooy xol bu feebar ba sonn. mais xol bu sonn comme man ni ma ko déggee. si beneen wàll boo xam ne du médecine. mooy maanaam xol boo xam ne dafa yàgg éprouvé wu. c'est ça. voilà dafa yàgg éprouvé wu noonu laa ko jëlee nag. voilà léegi nag xol boobu nag xam nga olof ñun. lépp lu ci diggu dënn bi fii xol la tudd. am na ñoo xam ne ñu stressé dañuy sécréter lu ñuy wax HCl acide boo xam ne ulcère de stress dañ ko def. mais loolu xol lañ ko tuddee. docteur sama fi day tàng jër mel lu yëg di wàcc. lu ma lekkee rek bu kii. te loolu estomac la. mais estomac boobu stress bi moo indi sécrétion pompe à proton yi ay acide comme acide bi ñuy defee karo yi. yal nañu yàlla musal ci stress. voilà xam nga loolu tamit mën na la sonal nga yaakaar ne xol la fekk du xol. mais lan moo tax sama xol di tëf yi man tëf lan moo tax lan moo koy waral. waaw loolu la ñuy wax ci wolof palpitation. ci français. palpitation moom bëri na lu ko mën a indi. bu fekkee ci cadre stress la. c'est très normal boo stressé stress bu aigu comme li ma lay wax tey soo duggoon fii ma gis benn jaan. damay sama réserve yi ñooy yokk. sama fréquence cardiaque day yokk. vaisseau yi dañuy serré wu. et c'est très normal dans ce cas que xol bi di tëf-tëfi. parce que loolu noonu xol bi moo ko def. système neurosympathique moo ko def pour xol bi pare. pour faire face au danger. mais am na danger yoo xam ne nag sa biir bopp yi ngay juddoo ci ay xalaat. bu boobaa xol mën a tëf-tëfi aussi parce que am na ay ions yu manqué. comme ay gène magnésium yi. xol mën a tëf-tëfi parce que dafa feebar. trouble du rythme day am. moo tax li gën mooy boo amee genre yooyu au moins nga dem tracé benn ECG électrocardiogramme. yomb na Philippe Maguilène boo demee fii 5000 francs ñu tracé la ko dañ la mën a wax lii di tëf-tëfi en général ndax lu normal la. wala lu pathologique la. ok nes mën a calmer les palpitations du cœur naka lañ leen mën a calmer. waaw palpitation nag en général ça dépend ci origine bi. étiologie palpitation ngay xool ba pare. xool ndax c'est pathologique. wala c'est ndax c'est passagère. parce que palpitation yi ci ëpp surtout jigéen ñi jeunes yi ressentir yooyu yëpp yu bëri garaawul. am na yoo xam par exemple dañ koy tuddee xol buy tëf-tëfi mais tachycardie la. tachycardie yi nga xam ne en général c'est sinusoïde maanaam tachycardie yi nga xam ne xol bi day daw naan tung dafa gaaw rek mais rythme bi yàquwul. yooyu en général garaawul ay anémie moo koy joxe. wala infection wala thyroïde. yoo xam ne daa am glande thyroïde boo xam ne dafa am problème. hyperthyroïdie yi. day gaaw. mais fekkee bollox bi waaw goitre bi mais bu fekkee par exemple palpitation la boo xamante ni nii xol bi ni muy dawee day def tëg-dëg ba si yàgg mu taxaw lu yàgg wala mu def tëg-dëg xaar yooyu noonu en général cœur pathologique lay nekk day am trouble du rythme bu boobaa nag dañ lay defal examen électrocardiogramme wala Holter daal lay bàyyi yeeg rythme log bi moo def exploration bu ko jaree. kon mën nañu wax ne stress moomu mën na provoquer crise cardiaque. waaw stress mën na provoquer crise cardiaque parce que bu indee spasme coronaire boo xamante ne nii dafa soutenu day def crise cardiaque. ok dina rey moom. stress mourir de stress. mourir de stress waaw stress kay dans le chronique loo xam day mobiliser système immunitaire. kooku moom fa mu jëm ak yow dans le long terme du fu baax. parce que nit nag heureusement dafa dëgër dafa solide. mais ki nga xamante ni dafa am xol boo xam ne dafa feebar ba pare. kooku nag moom lay gën a yomb ci faagaagal ko. ok kon munees na wax ni sans risque de se tromper que l'éducation physique l'activité physique peut être importante pour la prise en charge du stress quoi. Ah non c'est le meilleur médicament. Activité physique régulière. C'est le meilleur médicament parce que da ngay génne. Activité physique boo koy def da ngay sa muscle yi day liggéey. Y compris le cœur. Un cœur qui pompe bien éjecte bien. ba pare sa toxines yi da nga koy éliminer. parce que da ngay mar di naan ndox. sooy naan ndox sa rein di éliminer say ñaq di éliminer. activité physique moom li mu làmboo mu ëpp na garab. mais happy tamit dina ciy baax de. happiness waaw happy moom mooy li nga xamante ne nii moom mooy antidote stress.
waaw le rire est bon. loolu gis nañ ko de détendre carrément le muscle et tout. di waxtaan ak loolu nettalil ji. nekk ci environnement boo xam ne aussi dafa sain. c'est ce que tu sais nous faire nous. C'est ce que tu sais nous faire nous détendre l'atmosphère quand c'est crispé, quand c'est étroit. waaw yow boo ñëwee tu détends. Momadou alors yow yaa koy wax de waaye suñu waa koy waxuñu ko de man dama leen stressé. si yow vous êtes une personne. macha allah mais en général les crises de boulimie. stress dina bari na lu mu koy sokkee. waaw mooy comme ni ñu doon wax léegi rek. koo xam ne dafay stressé en général. da ngay gis day am tendance ñu ci bëri nag ça dépend am na ñoo am anorexie la ñuy def carrément dañuy du ñu lekk. dañuy bàyyi lekk gi ndax seen fii day mel ni tëju. am na ñoo xam ne par contre dañuy am tendance dañuy lekk. lekk boobu sa li koy waral mooy ñàkk nelaw bi. moo koy gën a waral. ak yaakaar ne aussi sa satisfaction ci benn rek la nga mën a jëlee muy ci lekk. am na ñoo xam bu ñu amee naqar am problème am stress. satisfaction bi yëpp ci lekk lañ ko mën a jëlee. naroon naa la poser question bi dama naroon wax mais lan moo tax ku stress moom da ngay lekk rek. wala lekk rek te doo lekk bu baax nag quoi. doo lekk bu baax nag foo leen fekk nag envie sucre la ñuy am parce que xam nga lu tax le sucre est dopaminergique. sucre drogue la. récepteur dopamine yi da koy stimuler donc day mel ni da ngay jël benn genre loo xam ne daf lay calmer quoi. looloo tax ñuy lekk suukar ñoom en général te suukar boobu nag moo gën a bon. parce que aussi tu vois. imagine un diabétique qui mange du sucre. waaw kenn musu ko gis. wala benn obèse wala ko am cholestérol ba pare. kenn musu ko gis donc yooyu yëpp da baaxul. xanaa naka la mën a provoquer moom infarctus moom stress. waaw mooy comme liñ ko daanaka romb nañ ko léegi rek. romb nañ ko waaw mooy infarctus bi infarctus mooy. xam nga infarctus mooy lan xam nga looy ngay laaj di laajaat dafa am koo xam ne ni moom daf naan man infarctus laa am. waaw kay ñëw taxaw ne mel ne la am. mais du comprendre ne fee nga dugg. moom day xaar rek nga wax infarctus pour mu mën a comprendre. wax nga dëgg je t'ai compris waaw noonu la public bi toujours noonu la dañu lañ seen moom la ñuy bëgg di déggaat. waaw infarctus nag moom infarctus mooy crise cardiaque rek. maanaam mooy xol bi nga xamante ne nii. dafa manque oxygène quelque part. maanaam dafa manque nit lu ko dundal. ba dundatul mu am partie bu dee loolu mooy infarctus. infarctus boobu nag li koy waral rek bu fekkente ni loo xam ne ci stress bi la jógee. infarctus si stress mën na ko indi. mais li koy gën di waral en général mooy ay athérosclérose maanaam sidit yoo xam ni dañoo feebar. sidit yu sew yi ci lay bokk coronaire yi. te li koy waral feebar mooy hygiène de vie. tux cigarette. obésité. lekk gu bon diabète dyslipidémie cholestérol. waaw yooyu ñoo ko gën a waral. mais am na benn médecin canadien yu docteur Youssouf. bu doon def ay études par hasard Badou moo bu jël stress boole ko ci biir itam yi boo ko ci woon sax. sur 24 000 patients dans 52 pays mais li mu découvrir mooy stress bi ni mu koy tijjee dëggantaan xam nga ñoom dañuy def ay score xool. stress bi ni mu koy tijjee moo ko yeneen maladies yi obésité bi. tabagisme rek moo raw stress. à part tabagisme maanaam obésité diabète tension yëpp moo stress ñoo yem la ñuy def si nit sur le plan cardiovasculaire. donc loolu du lu ñuy néewal daal. déedéet c'est très important. docteur léeg-léeg ma sentir sama xol muy tëf-tëfi. ma mel ni ku sonn. maa ngi tëdd sama kaw loolu def ma dara. mais loolu lan moo koy waral sama xol di tëf-tëf yi je suis couché sur mon lit je ne def ma dara sonn ma loolu lan mooy waral loolu. waaw loolu la ñuy wax dyspnée de repos ku tëdd sa kaw defoo dara pare sonn nag moom en général ça c'est carrément cardiopathologique nag nekkatul weesu nañ cadre stress pur maanaam kooku war na explorer xolam. xool ndax xol bi amul problème parce que xol moom mooy jox ravitaillement yaram bi yépp su demee ba doyee di bala nga dina am ne fa. ku matewul doo joxe. donc dootuñu jox yaram bi. donc un peu loolu nag boo xoolee en général sax Elbadou musul ñëw rek brusquement de. nit du jékki-jékki rek dem ba bu tëddee rek sonn. danaan su Disney stade la 1 2 3 ba 4. danaan man de su ma yéegee 3e étage damay xëxët bala maa yegg. après mu ni man de su ma yéegee 2e étage damay gaaw a sonn. am ku ni man de su ma dee sangu sax damay sonn am ko xam man su ma tëddee sax sonn. maanaam ay stade la mais nag ñuy xool yaram yi di kenn saytu avant ñu egsi stade bi parce que stade bi bu ñu fa eggee mooy maanaam xol bi en général nekk na cardiopathie. waaw mais tëf-tëfi bi nag dans ce cadre là moom c'est pathologique maanaam nekkatul tëf-tëfi boo xam trouble du rythme la parce que xol bi dafa am ay kër yi bu ubbeekoo rek am na boo xam ne fa la générateur rythme cardiaque bi nekk bu ubbeekoo ba ëpp foog mu déranger ko trouble du rythme daal di judd. il m'arrive aussi ma mel ni sama xol dafay tëb ba yéeg ci sama put. waaw loolu mooy boo xam naa borom boule d'angoisse la moom ñooñ moom mooy stressé yu mag yi. waaw ay boule d'angoisse lay doon ndax xol du fi ñu ko logé ak base bi si di ko téye yëpp mënul tëb di yéeg. waaw mën na ko sentir nag muy tëf tëfi ak di la jaaxal mel ni xol bi day génn mais yooyu en général
si dinañ gën a xam li muy wax ay boule d'angoisse la yoo xam ne day mel ni dafay yéeg di wàcc tàng jër fii di yéeg di wàcc. ñu am naqar en général lay gën a dal. est-ce que stress le stress peut provoquer l'AVC quoi AVC stress mën na ko joxe. lépp loo xam ne day wayal deret. di ko defi donj. di détaché plaque athérome boo xam ne dafa nekkoon sidit boo xam ne dafa ne amoon graisse bu lalu ba pare. mën na ko détaché. di yëngal sidit di ko dawal bu baax mën a joxe AVC. ok AVC dafa bëri lu ko mën a joxe. mais en général du nekk koo xam ni kuy def sport la. amul yaram. amul tension amul diabète c'est kooku en général bu stressé yaramam dina réagir neneen. foo fekk ko am loolu rek xamal ni yaramam amoon na lu ko lal ci ak wéradi. magnifique. soppe Asfia yi maire yi dañu ma wax ne ma. bu docteur ñëwee dimbali ñu ngir yàlla nga laajal ñu ko booy waaj booy waaj am AVC lan ngay yëg comment ça se manifeste. ok ñoom ay signes précurseurs d'AVC la ñuy wax les signes précurseurs. d'accord en fait AVC dafa am ñaari façon AVC am na AVC boo xam c'est ischémique. am boo xam c'est hémorragique. ok waaw li ñuy leen gën a dénk daal mooy. am na ci boo xam ni tension bu yéegee ba ëpp da koy joxe. ok am na ci yoo xamante ni nii sa yaram bu amee cholestérol da koy gën a joxe. mais signes précurseurs yi maanaam boo xëyee sa lab mel lu damm. sa loxo bi mel lu nagam. sa bët bi mel lu wàcc wala mu xonq cooy. nga sentir benn tànk mel lu nagam yëgatoo ko. yooyu noonu boo ko yëgee bul xaar ba mu gën a aggravé wu. dawal hôpital te xam ne AVC yor na la sa egsi wul ba pare. ok moom mun na la dal te doo ko yëg. AVC moom AVC waaw. bu la dalee te doo ko yëg xanaa loolu la ñuy wax AIT. en général benn bref. bu ndaw rek ngay am. nga di man de sànq dama bëgg a dox sama lam mel lu ndam ma. wala man damaa jékki-jékki tey bëgg a dox sama côté bi bañ. après bari na pourtant ñu bari na waaw ñu muy daal. loolu nag la ñuy wax premier gaaw n'est pas gaaw. loolu bu la dalee toujours AVC ak AIT première fois bi du mooy sonal nit ki surtout bu nekkee terrain boo xam ni kooku ku fonkoon wér-gu-yaramam. loolu alerte la. alerte la. noo war a def. bul fa xaar deuxième bi egsi parce que deuxième bi egsi moo lay faagaagal. magnifique. foofu la egsi ci ay paralysie ak hémiplégie ci ku ñuy couche ak ku toog ci chaise. donc foo gisati yenn signes yi. nga xam ne dafay mel ni dafa laal yu mel noonu. dawal hôpital nga def sa bilan facteur de risque. xool sa cholestérol xool sa rein xool sa suukar xool sa yépp def sa benn bilan cardiaque. ñu wax la li nga xam ne nga war a moytu bu nekkee tension ñu régulariser bu nekkee diabète ñu régulariser macha allah yàlla mën na la cee muccal. dafa am ku ma wax ne ma naa la laaj ne moom dafa amee cardiopathie congénitale. son fils tamit amee cardiopathie congénitale. mu ne ma laajal la ko lan la ñu war a moytu ñoom ñaar. xanaa ma laajatal la question cardiopédiatrie rek. ñoom docteur Arama ñoom docteur Elisabeth. mais en général cardiopathie congénitale bon. c'est transmission génétique moom c'est rare. mais li mu war a def macha allah en général bu médecin bi dina ko wax. parce que cardiopathie dafa yaatu. dafa am cardiopathie génitale de l'adulte. doomam par exemple am na loo xam ne am na ko xëy na moom du moom la am. lu mu war a def yépp en général il faut que ñu dem ba xam ban type la. mu toog ci médecin bi mu wax ko exactement li mu war a def. waaye li ci ëpp solo daal mooy mu moytu yi ñu koy tere surtout jamono Covid bii. mu moytu tàncaloo bi. te jël ñàkkam. parce que li ci ëpp waaw parce que message bi aussi dafa war a jàll que ni démb dama wax sama benn patient man ko lu tax ñàkk woo. mu ne man ka tension bi damaa dégg ñu ne ànd ak ñàkk bi. ma leen di xamal ni képp kuy cardiopathe mën nga dem ñàkku ci. bien sûr. képp ku am facteur de risque mën nga dem ñàkku ji ñoom sax lañ privilégié. ñoom sax lañu gën a voilà donc jamono ji moom moytu la gën a mën def. ki amee hypertension artérielle nu mu war a dundee. waaw ku amee hypertension artérielle nag xam nga tension mooy doole ji nga xam ni deret bi mu koy dawee ci biir sidit yi. doole jooj boo ko nattee mu ëpp 12 ak 8 rek. comme ceeb bu ñuy peese ñun la kër gi 3 kilos la ñu war a peese nga sóor 5 kilos xam nga ceeb bi day càq. bien sûr. tension loolu rek la soo mesuré mu ëpp loolu rek xamal ne yaa ngay yéeg. donc am na loo xamante nii comme ci sidit la nekk. te loo xam mën ñu ko wàcce en permanence. moytul mu yéeg en permanence. garab buy wàcce tension. amul. garab buy tere tension yéeg moo am. gannaaw garab buy tere tension yéeg moo am. te boo ko jël muy yéeg. garab buy wàcce tension amul. déedéet médicament hypotenseur. bu ko amoon kay ñëpp noppalu ñu jël ko mu wàcc ñu dem toogi. mais bu koy teree yéeg moo am. comme ressort nga teg sa loxo. important de le savoir. xam nga ressort bi ba teg sama loxo wala sama tànk su ma teggee sama tànk rek ressort bi tëb. bien sûr loolu dong la. xool kañ lay dem bañ ciy def pile. waaw pile moom pacemaker lañ koy wax. waaw moom générateur la xam nga si xol. xol dafa am ñeenti kër. kër yu nekk ndeyjoor am kër yu nekk càmmoñ. ci kër yu nekk càmmoñ yi dañuy wax oreillette.
yi ci kaw yàlla dafa def lu ñuy wax générateur benn générateur boo xam ne ñun gisuñu ko c'est invisible kenn mënu laa fan la impulsion électrique bu njëkk bi di juddoo le générateur boobu bu juddoo nag am na loo xam ne dañu koy gis mooy fil courant boo xam ne day jógee étage bi ci kaw dem rez-de-chaussée bien sûr fil courant boobu nag da nga dem ba am maladie boo xam ne soit dégénératif la wala tension wala luy ubbi xol bi day dagg léegi waa premier rek ñuy am étage duñ ko jox waa rez-de-chaussée te waa rez-de-chaussée ñoom foog seen courant ñëw pour doxal yaram wi bien sûr mooy oreillettes yeeg ventricules yi dans ce cas dañuy wutaat beneen générateur boo xam ne moom nit da koy gis muy pacemaker bëriwul ñu wutal ko kër fii ci suufu clavicule bi fii dugal ko ci biir yuux suuf bi du sori wutal ko beneen fil boo xam ni bokk comme fil bu dagg ba lañ koy wutal jaaralaat ko fil bu dagg fi mu jaaroon courant bi di jógee foofu di jox ci kaw di jox ci suuf loolu mooy pacemaker waaw yàlla moo def courant boobu xol dafa comme kër dafa am courant am plomberie am charpente am menuisier am lépp macha allah docteur ñu dellu si waat ci émission pour ndar képp ko le stress dans le couple est aussi nocif pour la santé waaw yow day dugal comment gérer le stress de son conjoint waaw macha allah waaw loolu day moom xanaa question wu sama kii la sama sëriñ yee la ñoom Elbadou ñoom Lukaar ak ndeysaan seen sëriñ professeur Aïda Sylla ñu koy jaale yaayam macha allah keroog ñoo ngi koy jaale fii ak Kakanta voilà macha allah mi ngi noonu mais loolu dañ boobaa dañuy sumi xanaa casquette cardiologue bi Elbadou waaw sol casquette simple citoyen yoo xam nga nag da nga yor casquette bi yor casquette parce que xam ne fit moo tax ñu ciy wax ndaxte xëy na ci société bi lañ bokk am na lu ñu si mën a wax loo xam ne mais c'est aussi un problème de santé réel hein waaw bien sûr léeg-léeg xanaa moom léeg-léeg nit ñëw jàmbat xolam ne la sama xol bi day metti nga toog waxtaan ak moom jël sa temps déglu ko li mu lay wax ça n'a rien à voir avec le cœur problème couple lay nekk wala problème social wala problème privé boo xamante ni nii fii day metti effectivement da koy yëg mais c'est plutôt psychosomatique maanaam douleur bi loo xam ni ci organe bi bu dëgg moo am problème mais moom moo am problème ndeysaan pour gérer stress am parce que stress du leen dul luñ la yen wala loo yenoo te attanoo ko loolu mooy jur stress luñ la yen wala loo yenoo te attanuloo ko couple nag moom dafa bu ñu nee couple égal 2 couple n'est pas égal à 3 n'est pas égal à 4 Sénégal nag xam nga ñun ni ñuy sëyee macha allah li gën a xam ne moo gën a mucc ci njàngat yi ñu jot a def ci couple mooy ñi nga xamante ni nii seen communication dafa nekk seen diggante ñoom ñaar quel que soit le problème ñu bàyyi étalage maanaam problème couple am si couple ñëpp wax ci dañ ca waroon a waxu ci ndax problème couple imaam ba doon mayee sëy bi sa am na ci wàll bien sûr bàjjet bañ ko maree ne la woon mu yebbi fecc ba doyal am na ci wàll ak nijaay ji am na ca wàll bien sûr ñëpp am nañ ca wàll waaye wàll wooyu ba lañ caa jot day fekk mu dem ba dépassé leen tout à fait il faut privilégier la communication dans le couple waaw sinon stress bi muy jur jigéen moo gën a gaaw a yëg parce que jigéen ko ay artère coronaire ñoo gën a sew xëy na fragilité am lañ gën a wax ak hormones yi mais ñëppay stressé ci couple góor aussi dafay stressé xëy na fii si suñu réew góor possibilité bi am moom la jigéen amul rek bien sûr waaw moo tax lu ñu war a fonkaat la c'est magnifique waaw docteur am na foo xam ne bëggoon naa ñu dugg fa muy la prise en charge des post Covid ñoo ngi jëm ci étape bu xaw a doy waar parce qu'on parle de Covid on parle de guérison par-ci guérison par-là te dégguma benn yoon ñu wax post Covid ñi nga xam ne dañu Covid ba wér ñooñu ban taxawaay la ñu war a taxaw ci ñoom. waaw dafa mel ne yaa ngi soog a dugg sa vif émission bi sax. parce que macha allah li nga wax noonu dafa nekk loo xam dafa dëggu. te question bu ma neex la. parce que gis nga man post Covid damay dem ba tiit sax. parce que tey dinaa am prétention wax on gère mal les post Covid. bien sûr. déjà Elbadou ñun malade déjà ñun suñu communiqué Covid rek lan nga ciy lire. tant de personnes ont été testées négatives et déclarées guéries. waaw man loolu nañ bàyyi déclaré guéri bi. ça pose problème. nañ wax testé négatif rek. ndax guéri Elbadou guéri dafa fort. ku wér. mooy ku wér. maanaam diw feebaroon na wér. malade feebar. nga ko tué guéri. c'est extraordinaire. lan la malade di xalaat dara jotatuma. ñun la guéri nga. nga dem toog sa kër. xëy ba nga dem marché. dem ba ci diggu yoon ba di fatt étouffé. loo def sonn. booy sangu ji sonn. booy root sonn. booy sëy sonn.
magnifique sa dënn di metti waay nga commencé waat boo defee effort tuuti sa xët wallaay bu pare ñun la woon wér nga arrêté say garab war nañ ko xoolaat déjà la communication sur le post-Covid parce que actuellement même les pays sous-développés ñi ngi nekk di wut ay centres de réadaptation et de suivi post-Covid mais ba tey si prise en charge Sénégal gisoo kenn fi teg baaraamam toujours les malades du Covid la ñu wax dans les CTE wax tey ku mel ne professeur Nafi Omar Touré laaj ko en post-Covid ñaata pneumologue moo am Sénégal mata ko ñu 20 pneumologue de wallaay bariwul te tous les malades du Sénégal sont suivis en post-Covid en pneumologie. Mais vous vous rendez compte 20 pneumologues bëgg a jël des milliers et des milliers de Sénégalais. waaw te entre parenthèses. te rien n'est préparé pour eux. DS pneumologue sax amul woon ren je pense parce que y avait pas de bourse donc xamuñu suñu priorité. te Covid bi on va reparler pendant 5 ans yi di ñëw yëpp. bien sûr. bu dul en période et en post-Covid. am na étude bu ñu def bu yàggul si malades yi nga xam ne ñoo njëkk hospitalisé. 100 malades yoo jël 60 yi da ngay jàmbat Disney. gaaw a sonn gaaw a fat loolu tax ñun ñu jot ci loolu tax ñun jot ci problème bi les cardiologues parce que ku gaaw a sonn dañ naan la nee kat booy gaaw a sonn gaaw a dem seeti cardio ndax sa xol bi waa am problème te en général c'est une dyspnée boo xamante ni nii sa muscle squelette yëpp dañoo fondre corticothérapie bi effet secondaire la mais cortico yi lu baax la ci Covid bien sûr bénéfice yi ñoo risques yi mais dañuy di fonte musculaire dëgg la ba pare muscle squelette yooyu dañuy dem ba dañuy néew doole loo def da ngay toqi benn bronche yi amoon problème dañuy yéex a véhiculer oxygène bi am na sax ñu am fibrose pulmonaire ñoo xam ne seen xol au lieu mel ni comme xëtër lañ koy wax xam nga xëtër mooy loo xam ne comme pneu bu ñu ëff mais day dem ba mel ni caas jëlatu air bi ni mu ko war a jëlee mais une partie rek la kooku capacité yi am ak capacité yi nga xam ne kenn jot dara dalu ko bokkuñu mais malade yooyu yëpp lan lañ prévoir ñun suñu réew Sénégal pour jël leen en charge gisuma ko te ak a cher bilan post-Covid mi ngi cher El Badou dee di maire yi numération transaminase demal pneumologie defal scanner suivi post-Covid test de la marche test à l'effort loolu yëpp boo paree doo tax nga am réadaptation à l'effort post-Covid te réadaptation c'est une double réadaptation aussi bien pour les organes centraux du haut que pour les muscles squelettiques du bas mais doo ko dégg ci prise en charge bi oui mais nag docteur loolu nag taxaw na jar na rek léegi ñu teg fa baaraam nag taxaw nañ fa dóor baaraam waaw parce qu'on a parlé de magnifique c'était magnifique vraiment la prise en charge des cas de Covid bien que sentiruñ ko sax ni ñu ko waroon sentir waaw mais def nañ seen ci vague bi mujjee mais def nañ seen kéemtalaay kattan bu njëkk la prise en charge était gratuite bien sûr mais bi passé bon les malades dañ doon dem di jënd seen ay garab xaalis bi jeex na waaw la courbe va décrescendo voilà actuellement malade lu ñu def ñoo ko defal seen bopp léegi mais boo ko defee ba pare wér sa garaawul waaw mais ñun la wér nga te wéroo loolu mooy problème bi il faut ñu wax ko te dee nag léegi qu'est-ce qu'il faut réellement pour ces cas post woo ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi nga xam ne ñoo yor loolu lu mel ni le chef de service de la pneumologie ak les réadaptation ñi yor réadaptation cardiovasculaire ak réadaptation physique waa physiologie ñu def centre de réadaptation Covid def ko ci région yi def ko au niveau capitale malade ñu leen di suivre en post-Covid ba ñu mën a réadapté wu seen activité physique bi ñu amoon avant intégré waat société bi loolu mooy guéri magnifique te ñu bàyyi seen si kii bi ñuy bind déclaré guéri magnifique loolu moom ay naxee mbaay la le coronavirus est sur le point de partir de nous dire au revoir la 3e vague mooy waaw alhamdulilah yàlla na jëm kanam yàlla na jëm kanam docteur des médecins des acteurs de la santé mais décès yi ñi ngi am ba tey de génn àdduna ci Covid bile décès yooyu oui décès yooyu bokk na ci des acteurs de la santé des médecins des sages-femmes infirmiers bref le personnel soignant waaw bari ci lan ngay wax seen ay mbokk pour jaale leen waaw di leen massaw El Badou di mettitlu bokk ñàkk ak ñoom di naqarlu aussi ndaxte dafa diis dafa metti guerre bu amee ñëppay metti la guerre mais ki demoon au front soldat bi ñun la décédé moo gën a metti la wallaay te loolu moo leen dal wallaay dañuy dem au front ñu ñibbisi ak bakkan te nag li gën a metti mooy pare nañ ci seeni mbokk pare nañ ci ay jeunes lañ de ñoo yoroon ay kër de dañoo liggéey mais considéré wuñ ko sax comme malade du travail considéré wuñ ko loo xam ne dañ leen la war a def njox nàmpaay seen famille wala ñu leen dédommagé dama yaakaar ni dañoo parewul ci kii bi rek ci recensement bi mais xanaa état war na leen xool seen i njaboot xëy na xam nga yor macha allah yaay monsieur magnifique rafet njort yaa nañ la dégg amiin yaa rabbal gisaguma yoon wi xëy na ñu bàyyi leen xel
non loolu parce que métti na non loolu état sañu ko. waaw maa ngi leen di jaale waaye aussi maa ngi lancé un message aux autorités sanitaires de ce pays ñu bàyyi xel jeunes médecins infirmiers sages-femmes brancardiers ambulanciers yi nga xam ni ñooma seen bekkal des Covid bi ñu ndàmpaay seen i njaboot. docteur looy wax sa rakk yi DES yi nga nekkoon ci ay fan yi di ñaxtu seen revendication yooyu loo ciy ñaanal loo leen ciy ñaanal état pour mu satisfaire ko. waaw suñu mbokku DES yi kontaan naa sax si laaj bi ndax war ñoo ñëw ba dem te duñ ci wax. macha allah man j'ai été DES El Badou. je l'ai été très difficilement j'ai eu 2 bébés pendant mon DES. ñoom lépp lu ñu jàmbat rek man xam naa ko lépp lu ñu daj man xam naa ko xam nga lan moo gën a garaaw nga nekk si milieu nekk jigéen di def sa rôle de femme bëgg a def sa rôle de médecin. je parle des DS femmes ça tu te sens mal considéré. parce que dañu yow genre ñu la rek quoi parce que juróom nga fi nekkee xoolal wax ju ñaaw jooju. xoolal loolu rek. rafetul. te loolu mën naa wàññi nit. bu ñuy posé question yi sama côté société ñu la yow moom duñu la laaj parce que yow moom juróom nga fi nekk. waaye nag. bul bañ ko la sàdd sédd ci gaalu xaj waaye bu la ci fekk ngay lekk jàng bi moom c'est universel fi mu ne fépp la nekk. ko bi livre bu la neex jàng. macha allah. ñaareel bi mooy dañ jàppale commerce. mooy collectif bi la ngànk DES yi. na leen état bi jàppale. na leen nguur gi jàppale na leen chef de service yi jàppale. parce que seen liggéey néewul ci hôpitaux yi. bien sûr voilà. loolu moom maa ngi leen koy ñaan. looy wax le groupe Femmes Médecins du Sénégal bi nga xam ne nii yow yaa ko teg ci loxo sénégalais yi boole ci ñëpp di ci gis seen bopp le grand public notamment. waaw man du man de kii la FEMS def groupe Femmes Médecins sama lakkal yooyu c'est ma deuxième famille en fait la CAM comme li ma bokk ak yow macha allah c'est les grands publics aussi ñu lakkale ñoo ñu nga xam ne ñoom tamit ñoo ñu dundal. ñuy nekk groupe de sensibilisation et d'orientation bi nga xam ne dañu fay jaarale suñuy kàddu ak kàddu ñeneen ak képp ku wax. ñun première année de médecine première année de sage-femme ba foo mënti toll boo waxee sa wax mu am njëriñ rek ñu def ko avis d'expert. Sénégal yi bokk ko ñu ngi leen di gën a ñaax. gën a ñaanal. ñu jóg ci seen wér-gu-yaram. parce que prévention moo ko tax a jóg. parce que ba boo nekkee ni ko xam ne sa doole demeewul noonu. bul xaar ba kër picc lakkaale kër pitax. del xàddani ko bala ngaa lakkale. loolu rek moo ñu tax a jóg prévention. bari na ñoo xam ne am nañu fa forêt ñu ngi koy appliquer. bëri na ñoo xam ne aussi ñi ngi jàng ñu jël dugub ji rek di ko def cere def ko caagri def ko laax def ko fonde pour population mën cee naan di ci jot. docteur Oumou est-elle syndicaliste. jamais mosuma ko nekk nag. docteur Oumou mais mos naa mooy délégué d'amphi laa woon. ok docteur Oumou militaire-t-elle dans un parti politique. ah waaw am na koo xam ne bis bu politique ma politique mais gisaguma ko ci. man la xanaa. non du yow. sama mbokku téléspectateur auditeur Asfiyahi rajo télévision lii laa leen indiloon ci dimanche jile yaakaar ni dina leen neex bari na ñu ma doon wax lan moo tax invité woon go docteur Oumou Khalifa Kébé docteur Oumou Khalifa Kébé bu ngeen ma ko waxee may leen balaa ngaa ñand gëléem da ngay jot ca bakkan ba moom avec son travail moom avec vraiment ses activités moom ak ni mu mel wax dëgg yàlla nekk nit ku baax. nit ku sensible ci problème mu doomu aadama léeg-léeg jot ci moom dafay xaw a jafe ma yaakaar nag li mu leen indil nekk na loo xam ne nii di ngeen ko jariñoo vous en ferez une bonne exploitation ma leen di ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla jiw di leen ñaanal yàlla sutura di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ak beneen invité ak beneen thème asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwaay wér gi yaram ne leen wér. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé?